juróom-ñetti waxtu moo jot mbokk yi bisimila ci xibaar yi ne suut li ci gën a fës justice wàllu yoon fii ci mim réew Sénégal nekk ci dëcc ak génn ko àdduna doyen des juges Samba Sall moom nag ginnaaw ba mu feebaree lu yàgg la ñu wax ne feebar boobu moo ko tëraloon ba sax far moom ko doyen des juges nag ràññee ko woon na lool ci dossier bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr état bu Sénégal dina samp ci bu yàggul dara ab commission bu nga xamante ni farewul kenn wala sax farewul fenn ñi koy composé bokk na ci membre opposition beeg société civile bi ngir ñu andi ak gindi ak leerange ci manifestation yi fi jotoon a jaar ak ñi ci faatoog ñi ci amee ay gaañu xibaar bi ni mel jëriñ ñu denk wàllu forces armées Sidiki Kaba moom moo ko xamle ni ki tey ba mu doon amal ak janoog way taskatu xibaar yi lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards sunu koppar moom la état bu Sénégal daal di xamle ne dina ko dugal ci lu jëm ci utum xëy wu yaatu ci ndaw ñi loolee nag bu ñu sukkandikoo ci ki xelam màcc jëm ci wàllu koom di docteur Bamba Diagne li ne mel daal dalul xel li gën a dal xelam mooy ñu fexe daal ba état bi daal di defar terrain bi ba ni nga xam te ni buñ ci tàbbee ndaw ñi dinañu mën a am lu jëm ci wàllu ko xëy ci nu mu gën a yaatoo ba noppi itam mu daal di liggéey bu baax a baax ci lu jëm luy yokk politique fiscale bi li moo gën a fës mbokk ci xibaar soo yaatal ne suñu faram fàcce ko. xibaar yi ci faram-fàcce gi fas nañ ci ànd ak Serigne Saliou Gueye ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop léegi lay doon laata boobu ñu dem jëli ci sunu météo du jour. ki ñuy seetaan ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax nag faw ñu wutandi bés si suba ci suñu ay prévision météo yi bés yu àjjuma 9 avril 2021 jant bi dina fenk ci 6h59 minutes ci 19h23 minutes ci lay fas yéene jublu ab soo app bi ñoo ngi séntu mu toll ci 12h24 minutes jant bi fas yéene gën a fës ci bés bi ci diggu bëccëg gi ci 13h11 minutes 20 degrés di température ndox mi bëccëg gi ñu séntu fii ci Ndakaaru 24 degrés Celsius 33 fële ci Thiès Diourbel ak Kaolack dina tàng lool sax incha allah Ziguinchor dina feex waaye li ko dalee Sédhiou Kolda Kédougou ba Tambacounda gis ngeen ni dafay tàng jër Ndar géej Louga ba ca Matam itam jël benn guddi gi moom la ñuy wutandi 20 degrés Celsius dina teel a liw fii ci diwaanu Ndakaaru kon nag ngeen solu 10 maa ngeen lëlu waaye itam Thiès dina teel a liw ndax dina toll ci 23 degrés li ko dalee Fatick Diourbel Kaolack Kaffrine gis ngeen ni dafay daal di tàng en début de soirée Ziguinchor moom ak Sédhiou dina feex waaye Kolda ba Tambacounda dafay daal di tàng Ndar géej Louga ba ca Matam itam 1h37 minutes si la géej gi di fer bu njëkk incha allah ci guddi tey jublu suba waaye itam 13h38 minutes si diggu bëccëg suba ci lay feraat beneen yoon dina fees ñaari yoon moom itam ba tey géej gi 7h48 minutes ginnaaw bi jant bi fenkee ba noppi 19h58 minutes bu fekkee ni soono ba noppi mu daal di feesaat beneen yoon moom géej gi mi ngi noonu li moo nekkoon suñuy prévision météo ba léegi incha allah. Asma Khadija jërëjëf may fàttali itam na mbokk yi xibaar ci yaatal yéen koy taataan itam ci Zik FM 89.7 en direct dañu koy tàmbali ak génnuk àdduna doyen des juges d'instruction Samba Sall mi daal di génn àdduna ni ki tey ci alxames gi juróom-ñetti fan ci weeru avril ci hôpital principal bu Dakar moom nag ñu wax ne dafa tawatoon mujj gi ci ak fàttali itam ne moom juge Samba Sall moom la ñu dénkoon mbirum dossier bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ginnaaw ba ci juge Mamadou Seck génne Fatla Mbaye Diop. turam ñu ko doon dégg lu bari ci jamono yi ñu weesu juge Samba Sall gënoon siiw ak mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko waaye du mujj yeggali jàkkaarloo ak Ousmane Sonko ndax nag moom mi lay di juge Samba Sall daal dina dëddu àdduna laata rek instruction bu mu tàmbalee daal di jeex moo yoroon dossier Thione Seck mi dëddu àdduna itamit mu nekk nag juge d'instruction bu deuxième cabinet ci tribunal bu grande instance moom bi lay magistrat ci atum 2015 ñu daal di koy nommé woon doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe bu Ndakaaru doon itamit magistrat bu gën a gradé tàmbali woon nañ koo xam ci mbirum Aïda Ndiongue waaye tamit Khalifa Sall Bamba Fall moom juge Samba Sall daal di juddu ci atum 1963 ca Sokone mu nekkoon nit ku simple nit ku dal waaye itamit ku ñu ràññee woon ci liggéeyam ci ay témoignages am nee nañu li mu bëggoon rek mooy fexe ba dossier mu instruire ko na mu waree moom mi nga xam ne nag dossier yu gënoon tàng ci wàllu histoire politique
politique ci loxoom la jaar jamono ji nag dëdd na àdduna bàyyi fi instruction boo xam ne jeexul te dossier ba bindaloo na nit ñi waxloo na nit ñi waaye tamit tuur na fi deret di mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko. El Hadj Mamadou Mansour Diop ñu ràññee ko lool ci liggéeyam ci wàllu justice wàllu yoon dëddu na ginnaaw ba mu tawetee ni ko Fatou Mbaye Diop waxee bàyyi fi nag dossier bu jeexagul ba léegi di dossier Adji Sonko. vraiment Mouhamed bu ma permettre ma def commentaire bu gàtt. mooy ñaanal ko yàlla. yàlla ko yàlla xaaral aljanna jégal ko ay njumteem woyofal suuf ci kawam. musulman la loolu rek lañ mën a témoin ci li ñu xam ci moom rek. Serigne Saliou Guèye. waaw di tirer dans la même direction que El Hadj Mansour di ñaan yàlla fi mu jëm gën a ko fuuf fi mu jógee. bon juge Samba Sall moom je crois que ñu ñëpp xam nañ ko. comme ni nga ko reportage bi waxee léegi. am na ci ay dossiers yu bari yoo xamante ni vraiment daanañ ko tudd. li may wax rek c'est-à-dire ñu jàngat encore parce que dès chaque fois su amee rek. surtout yenn dee ci yenn nit ñi. dafa war a nekk moment d'introspection c'est-à-dire de réflexion encore. que nit ñi vraiment xoolaat seen toogaay lu bëree bëri. parce que àddina dafa amul solo. parce que coow li nga xam ne yëpp associé woon nañ ko ci temps yi ci ginnaaw. gis nga tey jaax na. fii lay jeex wax ne rek dee rek moom mooy dëgg. donc lépp lu ñu mën a def rek suñu àdduna. muy man muy keneen dans n'importe qui toujours ñuy sóoraale li nga xam ne parce que yàlla aussi vraiment moo fi nekk. te it ni mu ko waxee buy jël du tàggoo ñu may loolu itam ñu wax ci leneen soxal xibaar yi ba léegi ak gouvernement bu Sénégal mi daal di annoncé ne dina samp ci daar gi te du yàgg dara commission bu am solo commission bu amul benn ko féete seq kon société civile bi ak waa opposition li ni mel nag mooy ubbi l'enquête bu yaatu ci xew-xew yi fi jotoon na xew manifestation yooya ba sax ay nit faatu ci waaye itam am ci ñu ci am ay gaañu yu métti ni ki tey nag jori ñu dénk wàllu ko forces armées Sidiki Kaba moo doon janagooy tasul xibaar yi ngir sa addu ci li ni mel rafetluwul itam benn yoon ci yenn ci ay tuuma ñu ñuy gàll ci ndoddug police wala force de l'ordre yi ci ne bokk na ci ñu faat manifestation wala manifestant yi jot a faatu ci xew-xew yooyu ñu daal di dund fan yële ñu teewlu ci ki nga xam ne moo di Abdoul Aziz Sow Dabakh ma teewoon ca ndaje ba. teewaayu nervi ci manifesté yu weesu ak it force occulte niki noonu lim ci nit di ñàkk seen bakkan ak gaañu lépp ab l'enquête dina ko leeral buñ sukkandikoo ci jëwriñ ji gàlloo forces armées force occulte yooyu ak nervi yi bokk na ci lu enquête bi lijjanti ngir xam lu mbir mi tëddee. maître Sidiki Kaba di dàkk bépp tuuma bu ñu gàll ci ndoddal takk der yi. dañuy tuumal force de l'ordre sénégalais yi. ñoom ñi wone nañu que am nañu professionnalisme su dul loolu defe naa ne lu ñu am ci bilan mën na gën a bari. teg ci mu ne ab commission indépendante dinañu ko taxawal ngir lijjanti lépp lu ci jëm. ce sera une commission. ab commission lay doon ñu bokk ci kujje gi ak société civile yi mën nañ ci nekk ñu liggéey ci yëf yi mën a leer. travailler en toute indépendance. yemu fax mu ne Sénégal kenn mënu ko yóbbu ca kanamu CPI. loolu mënul am ndax crime yi nga xam ne cour pénale internationale kuréel boobule mooy ay crimes yu gën a grave ci crime yi. defe naa ne loolu amu fi. tuuma yépp mu jàpp ni opposition beeg société civile ñoo ko gàll ci ndoddam nguur gi ngir bëgg a xamle ni lépp lu jiin ñooma. muy commission indépendante bi nu bëgg a samp El Hadj Mamadou Mansour Diop ngir andi ak leeraange en tout cas ci manifestation yi fi jotoon jaar ak nit yi ci faatu. xam nga comité boo xam ni déjà li nar a génn comme résultat annoncé nañu ko dafay xaw tey xel. comme mënuñu dem CPI comme mënuñu gaaw identifier du kenn du ñaar waaye manifestation la. amuñu ku ñuy topp te CPI kenn lay topp. je pense dañuy décortiquer wul kàddu yi bàyyi ko ci ministre bi. donc est-ce que commission bi jaar na ko lan la mën a jur commission boobu ñan ñoo koy composé. lan mooy nekk seen spécialisation fan la ñuy jógee ci wàllu politique ñan ñoo leen di tànn. yooyu yëpp dox baax ba tax na man ci li may jàngate ci doxalinu politique gu Sénégal gisuma ni commission buy dal sama xel la. ndax commission yi ko jiitu woon ci même affaire bi tax ñu sos commission bi mooy li tax commission bi judduwaat doon rek. du dal xel ndax taw bee tax. commission indépendante la ñu wax même bu dee Hadj Mansour sax xaw na ci sceptique tuuti est-ce que mën nañ ci xaar résultat yu positif par rapport ak xew-xew yi fi jot a jaar. xam nga déjà bu ñu waxee commission indépendante c'est comme si dafa am ay commission indépendante donc commission moom je crois commission rek en matière d'enquête moom toujours indépendance la ñu war a mën a woote. mais bu ma ci déggee ne dafay am waa opposition je ne sais pas. société civile ba société civile man damay am problème. parce que je crois que ñooñu seen fonction quand même du enquête. bu fekkente ne dañu bëgg a xam réellement li xew am na ñoo xam ne ni seen xel màcc na ci loolu. police Sénégal gendarmerie Sénégal je crois que kenn dàqule na enquête ci àdduna bi. ñooñu bu ñu leen joxee jumtukaay yow war bàyyi leen ñooñu en toute indépendance sans pression sans rien. dinañ indi ay résultats te bu boobaa aussi
résultat ya nga xam moom la ñuy indi waaye nañ ko publier. mais malheureusement comme ni ko sëñ Mansour waxee léegi fii dafa am ay commission yu fi gis ba tàyyi. te man j'ai l'impression que Sénégal dañu sax boo fi bëggee naxasal benn affaire. da ngay samp commission parce que commission yëpp toujours gis nañ ci ni mu mujjee. ci naxasaay rek. mi ngi noonu ñu woyal ba léegi ak des ak ba léegi jëwriñ yu ñu dénk wàllug forces armées moom Sidiki Kaba àdduna itam ci ñi ñu jàpp ne dañ leen a tooñ ci manifestation yi fi jot jaar te police wala sax gendarmerie force de l'ordre yi daal ci gàttal jaar fa ñu porte plainte ci ñu mu gën a gaawee lu may loolu itam justice dina ci def liggéeyam ni ma waree moo gën ñuy gàll ay tuuma di ko teg ci force de l'ordre yi mu ne ñu teewlu ko moom Sidiki Kaba. Il y a des cas, s'ils sont établis. bu fekkente ne nii lu nit ki du tuumaal force de l'ordre yi am na lu ñu tuddee impunité du am yoon dina def liggéeyam képp ko xam ne nee na moom victime la na saisir justice su ko defee yoon wane dëgg bi ak preuve yu ngay indi. Selon les preuves que vous le direz, il n'y a pas ici une volonté de faire en sorte de soustraire le gouvernement. nekkuñu fii di défendre kenn moo xam gouvernement wala force de l'ordre képp ku laale ci yooyee acte bu fekkee am na yoon dina tegu sa kaw du am xàjj ak segg. S'il est établi qu'elles auront commis un acte qui est contraire à... ñu des ak ba léegi Sidiki Kaba ci janook ak moom ak way taskatu xibaar yi dikkaat na ci rapport Amnesty International Amnesty Sénégal li mu ci xam ne du leen lu dul lu jëm ci wàllug caxat-caxate gu ñuy nemmeeku ci lu jëm ci droits humains muy àq ak yelleef doomu aadama moom wax na ne rapport boobee jaaxal na ko lool ndax Sénégal wàccoon nag lépp luy soxal àq ak yelleef doomu aadama ba sax rax ci dolli Sénégal moomee amul benn leçon gu muy jël ci beneen réew ci lu jëm ci wàllug droits humains moom Sidiki Kaba ñu wéy di ko teewloo. Le rapport d'Amnesty fait état. rapport Amnesty dafay wane violence ak caxat-caxate ak yelleefu doomu aadama ci mim réew muy li amul fenn. Quand on parle particulièrement de la liberté de manifestation garantie par l'acte. ndax bu ñuy wax liberté de manifestation marche pacifique moo tax ñuy wax loolee la ñu dëxañ ci constitution bi booy xool ci lu ëpp ñaari junniy demande néew na ay demandes yu ñu rejetées. Il n'y a qu'à peine quelques demandes qui ont pu être rejetées. pour ñi di accuser suñu réew nañu xam ni Sénégal amul benn leçon bu muy jël feneen te ci même réew itam lii di droits humains salfaañi wuñ ko fi. Le Sénégal n'est pas un enfer des droits de l'homme. mu yàq ak yelleef doomu aadama yi en tout cas ci Sénégal ministre bi dàq na rapport ak Amnesty Sénégal Hadj Mansour. droit de l'homme Sénégal demande manifestation ñu joxe ñu validé ko moom li muy am bariwul. li ñu koy aaye bari na lool ñun dañuy jàllale xibaar ñi def demande pour am autorisation def manifestation dañ koy yëg yow taskatu xibaar. mais ñun li ñuy jàllale ci ay demande yu gars yi gàntal bari na lool. côté boobu moom xaw ma ci ban réew ak lan nag ministre bi ak ci ban fan la sukkandiku. xëy na état la. waaye ñun tam li ñuy jot comme ñoom li ñuy jotee demande bi la ñuy jotee itam demande de couverture ci yooyu les manifestations ñuy aaye loolu benn ñaareel bi ci des li am mujj ci Sénégal ci fan yi ci ay manifestations. bakkan yi ci rot bavure bi am. bu fekkee nee nañu respecté nañu droit de l'homme dinaa poser ay questions ban réew la ñu nekk. bi ci des mooy ci prison yi ci Sénégal. li nga xam ni moom la Guy Marius Sagna doon révélé ci kaso yi. jiite kaso sos benn boutique. jiite kaso exige nit ñi ñuy dénkaane seen xaalis pour di woote nga leen di facturer unité 100 francs dafa tëj nit ki kaso di ko obligé muy jënd ci boutique boobu tëj nit ki kaso fu war a nekk 100 personnes nga def fa 300 personnes loolu bokk ci droit de l'homme jafe-jafe la en tout cas ci même réew di Sénégal dëgg yàlla ban xibaar la jot sëñ Saliou Gueye est-ce que d'accord nga ci dàq gi mu dàq moom joriñ gi rapport Amnesty mi wax ne bu dee droits humains moom ci Sénégal naturellement Mohamed duma ci ànd parce que xamul tax Amnesty li mu génne lépp c'est-à-dire ay fait la c'est factuel ay fait la xam nga ñoom dañuy génne wax la ne lii man j'aurais compris mu ne par exemple lii amut li ñu bind nii lii musta am mais loolu yëpp c'est des faits département américain rapport bi mu sorti bi mu génne temps yi ci ginnaaw c'était la même chose yooyu ay fait la moom lañ lay tegal rapport bi Freedom House génne fan yee ca ginnaaw aussi yooyu aussi ay fait la yu ñu lay tegal rapport bi The Economist génne au mois de janvier boobu aussi c'est des faits loolu la donc boo gisee rapport yi moom ni muy tegaloo c'est-à-dire rapport yëpp presque ñoom ils disent la même chose toujours on remet en cause c'est-à-dire ces droits humains te ñuy wax yëpp dañ leen duut baaraam ci li nga xam moom la ñuy wax mais moom mi di wax avant muy nekk ministre il était dans les associations des droits de l'homme daan nañ génn ay rapport mu daan défendre rapport yooyu moom rapport yooyu mu daan défendre tey léegi il rejette les rapports mais bu njëkk ba mu fa nekkee moom il défendait ces rapports là c'est-à-dire aussi ministre bi man li ma bëggoon dégg tey mooy que
dinañ ci jël leçon xool li nga xamante ne moom lañ teg baaraam ñu ne beneen yoon dinañ ko gën a améliorer parce que rapport yi loolu lay jariñ chaque fois bu ñu la waxee ne lii am na da nga naan rapport bii di ñëw bëgg naa ne lii bu mu amati boo ko fexee ñu xam ne Sénégal am na amélioration mais dañu gis ne boobu ba léegi rapport yi gën yëpp pratiquement il n'y a que du négatif concernant les droits humains au Sénégal. mu doon ak jafe-jafe kon ci réew mi la di Sénégal yaa ngi ko doon wax sànq di ko tudd Hadj Mansour lu jëm ci wàllu kaso yi ak situation yi ci détenu yi di dundee mu metti lool dafa mel ni waa kon administration pénitentiaire dañoo laa dégg ba sax génne ci ak tontu lu may loolu itam daan nañuy xayma nit ñi nekk ci kaso bi lu toll ci fukk ci ay junni taftal juróomi téeméer ak juróom-ñaar ci ay nit ci boo koy xayma ci ak lim ñoo nekk ci kaso yi Sénégal yi waaye nag lim googee néew na lool sax ci ñetti at yi nga xamante ni buñ ko comparé ñetti at yu nu génn en tout cas effort yu am solo administration pénitentiaire bi wax nañu ne ak surtout autorité judiciaire yi liggéey nañ ko ci ngir lim gi wàññeeku en tout cas ñi ci bari di mën di génn ci nu mu gën a gaawee ci kaso yooyu le Ndeye Khady Thiam Tall moo ñuy jàngatal boobu la communiqué bi ñu ci def. xataay bi prison yi Sénégal yi nekkee doon mbir moo xamante ni ONG yi yàgg nañu ko ñaxtu mënees nañoo jàpp ni dàbbiwul ci nopp ku tëx ndaxte kat donte ni sàlloo wuñu nag di fësal seenuk liggéey ak limuk ña caabi féete ginnaaw autorité pénitentiaire yi bi la yoon daal dinañu ko def tey xamle ni jamono ji ñi ngi toll ci fukki junneeg juróomi téeméer ak juróom-ñaari détenu muy mbir moo xamante ne nag dafa wàññeeku bu ñu ko méngatlee yeneen at yi lu ni mel nag la ko sabab moo di juróom-ñaari junneeg juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett Covid-19 gi ci juróom benn fan ci weeru avril ñu mën a jàpp ni prison bu Rebeuss moo ëpp ay détenus ñu toll ci 1924 topp ci bu camp pénal am fa 1000 détenus waaye itam prison bu Thiès nga xam ne ñoom toll nañ ci 994 détenus. El Hadj Mamadou Mansour Diop ban jàngat ngay def ci situation bi ñu defal en tout cas ci détenus yi ne ci kasoy Sénégal. bon ñoom ñi ko jàngat li ñu wax dëgg la parce que li ñu xayma gi ñu joxee effectivement. mais laaj bi du foofu laaj bi mooy est-ce que ni kaso yu Sénégal yi mel ak convention yi ñu signé noonu la kaso war a mel. foofu la wax ji nekk. Sénégal dafa signé ay convention ci ni ñu war a traité nit koo xam ni dañu ko privé ay liberté am. kooku conditions yi mu war a nekk est-ce que Sénégal kaso yi mu waajal pour dugal fa ñu nekk ci conditions yooyu méngoo na ak la mu signé wala de foofu la wax bi nekk. et boo ko laajee question dañu naan non jigewu ko sax. jigewu ko sax ci nombre yi nekk ci chambre yi jigewu ko ci conditions yi nekk ci chambre yi gis nañu fi ay prisonniers yu évadé fële ci diwaanu Mbour ba léegi leeraluñu ci wàllu enquête gan anam la ñu rëccee ci jamonoy manifestation yi. gis nañu fi coow li fi amoon ba benn détenu bu ñu doon bal mu mujjoon faatu mooy waa ji ñu jàppoon nga xam nañu ko dafa jënd xaram di ñibbi ci këram am ko attaqué ni ko xar bi nga jënd xaru sàcc la remonté wu ñu enquête yóbbu ko prison benn moment mu am mutation ay ñu doon ay mutinerie bi fa amoon moom innocent la xamul prison bal dal ko dégg nga coow li fi mujj ba léegi mujjul fenn yu mel noonu la ñuy wax mais quant à communiqué ak rapport bi bàyyee ko ci administration pénitentiaire mënuñu lu dëggal ko effectivement loolu moo am ci prison yi mais dañu ni Sénégal li mu signé ci convention méngoowul benn yoon ak li am ci suñu kaso yi foofu la wax ci nekk. sëñ Saliou Gueye ndaxam wàññi gu ñu nemmeeku ci limuk ñi nekk ci kaso yi Sénégal yi dafa yemook ak li ministre bu ñu dénkoon wàllu yoon waxoon na ne faw autorité judiciaire yi nag di wàññi lu ñu duppee mandat de dépôt yi. mais xam nga dafa am loo xamante tey su fekkonte ne sàmmoon nañ ko ak àq ak yelleef ñi nga xamante ne ñooy nekk ci kaso yi peut-être du ñu egsi ci situation bi loolu moo di nga am d'abord magistrat yu doy yoo xamante ne nii ku ñu jàpp dugal la kaso heure bu ñu la war a jugé dinañ la jugé nga ut ay établissement pénitentiaire yoo xamante ne c'est-à-dire yu doy aussi yii nga xamante tey ñoo fi nekk te méngoowul ak jamono parce que yii temps colon bi ci bari boo demee Rebeuss gii conception bi nga xamante ne moo taxoon ñu tabaxoon ko c'était que non seulement bu ñu leen fa dugalee ci ba mais di leen gën a naxaral te loolu ce n'est plus en tout cas conforme au standard moderne tey prison ci boppam dafa warul nekk foo xam nit que bu fa demee c'est-à-dire naqar parce que dañu lay priver sa liberté nag taxul bu ñu demee foofu aussi ñu bëgg la def comme un animal am na yoo xam sax même yow mala bi ngay yar sa kër am na noo koy traité da nga koy mettre dans de bonnes conditions mais nit ñi li ngay dégg ci prison yi c'est-à-dire que loolu moo jàddul te lu koy indi surpeuplement boobu moo di mandat de dépôt yi dañu gaaw 1-2 ñu ne mandat de dépôt que ça soit du côté du procureur que du côté du doyen des juges moo tax normalement war nañ instituer ce qu'on appelle un juge de liberté te ñu bàyyi mandat de dépôt yi parce que Sénégal je crois que on a l'impression que fii mandat de dépôt mooy règle bi
que l'exception finalement ça devient la liberté. Alors que ça devait être le contraire. fii liberté moo waroon nekk ça la règle mais exception di nit ki boo demee bu mu leer ne waruñu ko mën na ñàkk ba ñu dugal prison ñu dool ko dugal prison. mais fii 1-2. mandat de dépôt. te li ci gën a graaw mooy di nga gis koo xamante ni buñ ko jugé woon flagrant délit peut-être du fa def sax 6 mois. am na ñoo xam ne dañ fa dem def fa ay at te loolu aussi nag tooñ la boo xamante ni ñu ngi koy tooñ ñi nga xam ne dañu nekk ci prison yi te ñi nekk ci prison yi dañu am dignité dañu am aussi ay droit comme ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti benn droit la ñu amul mooy liberté bi nga xam ne moom lañ leen privé mais droit boo fi jël am nañ ko te loolu sax mooy sabab nag faf lu jëm ci limu que ñi nekk ci kaso bi sëñ Saliou Gueye di gën di bari ñu wax ci leneen depuis 2006 li ñuy duppee maison de justice yi nekk ci Sénégal gi yëpp daan nañuy traité lu toll ci fanweeri junni ci ay dossier mu doon ak chiffre wu am solo ki ñu koy xamal nag di directeur de la justice de proximité Mademba Dieye ma nga woon foofee ca Diamaguène Sicap Mbao ci banlieue wu Dakar ngir daal di dalloo beneen kër gu yees wu ñu duppee maison de la justice ngir rek ñu mën ci traité yeneen ci ay dossiers yi nga xam te ni askan wi léeg-léeg dañuy bëgg ñu andil leen ci ak i gindi dañ ciy teewlu na nga ko bëgg a yokk. justice bu Diamaguène Sicap Mbao mi ngi feexal bu baax a baax tribunal bu Pikine ndax bokk na ci bërëb yi jegale yoon ak ñi ko soxla. maison bi def na lu mat lu ëpp 1300 dossiers ci at mi ñu génn te at mi xam nañ ne ak mbas mi am ci réew mi toog nañ maanaam lu mat presque 6 mois liggéeyu ci bor yu sew tam yu ni di fayante nañ fi lu mat 34 millions. tax na dana indi jàmm bu baax ci biir gox ak gox-goxaan yi. sur le plan national bu ñu xoolee de 2006 à maintenant lu ñu fayante ëpp na 2 milliards ci maison de justice yi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal te mat na à peu près une trentaine de maisons de justice qu'on a aujourd'hui. ci bile commune bokk ci gën a yaatu ci banlieue bu Dakar du ñëpp a mën a fay ngir am avocat wala sax notaire. maison bi recevoir na 18 191 dossiers traité nañ ci 16 893 donc suñu xoolee taux de réussite bi rek dafay nekk 92% de réussite. mais dafa nekkoon ci état bu délabré boo xam ne ni dafa yàgg. lu muy doon menacé pour daanu. maire bu Diamaguène Sicap Mbao mi ngi doon dalloo bâtiment bu yees bi mu tabax tey dalloo maison de justice bu Diamaguène ak benn bibliothèque municipale ñeel njariñu askan wi. na ko bakkee ko jërëjëf Elimane Diori ñi di premier ministre espagnol bi mi ngi fii ci Ndakaaru moom nag dinañ ko dalal ni ki suba ca palais de la république njiitu réew mi moom président de la république moo ko fas yéene dalal mën na doon sax tey nag ci guddi visite officielle la ñaari réew yi fas yéene waxtaanee luy jëmale kanam lu leen di jëmale kanam ñu ngi wax itam ne daañu waxtaanee lu jëm ci rapatriement gi ñuy wàcc yéen it ci doomu Sénégal yi ne ci Espagne te duggee fa ci anam bi nga xam ne dañu koy tere ci bu leen fàttalikoo sax nag atum 2006 bëriwaa na ci ay doomu Sénégal la ñu rapatrié woon ci Espagne ngir dañoo jëloon gaal dugg ci réew moom di Espagne ñu teewlu ci Mamadou Fofana. lu jëm ci wàllum rapatriement sénégalais yi nga xam ne ñoo doon jël gaal gi di dem fële ca l'Europe nag mën nañu wax ne mi ngi tàmbali ci atum 2006 ak lii ñu duppee woon nag Barça wala Barsaak xale yi nga xam te ne ni nag amuñu woon benn yaakaar ci gouvernement bi ñoo daal di woon jëloon looce yi ngir daal di dubali fële ca l'Europe bañ jàppoon ne bu ñu fa demee daal lépp la nga xam ne bëgg nañ ko te am ko ni am xemmemteef daal dinañ ko fa am waaye la mu juróon moo di ne ñu ci bëri dañoo ñàkk seen bakkan ña nga xam ne te ne nii nag jot nañu yegg bañ leen may ay fan ñu daal di dallu nañ leen daal di yabaat nag ci ab vol spécial daal di leen delloo si waat fii nii ci mim réew ay milliards yu bëri nag ñu daal di koy génne jëmale ko nag ci tey ana naka nañu mën a def ngir ndaw ñi ñu mën leen daal di téye seeni réew loolu yi sax nag moo juróon lii ñu tuppee initiative Frontex waaye tey xale yooyu yee ba ñu ñëwee léegi fukki at ak juróom ana ci lan nañu nekk ñu ca bëri ci ñoom nag tey ji nañ gën a dund ndóol li ni mel moo waraloon sax nag ak phénomène bi ba mu dellu si waatee fan yi ñu weesu ñu ca bëri ci ñoom daal di nañuy ñàkk seen bakkan waaw wax ji kay moo di ne est-ce que rapatriement moom mooy li nga xam te ne ni moom lañu war a mën a jàpp ni ab saafara ci li nga xam te ne ni moom mooy màngaanu ndaw ñi. mi ngi noonu kon dinañ ko dalal ca palais Hadj Mansour muy Elimane Diori ñu bu réewum Espagne li ñuy tiit nag lu ci bari yu ci mel ni ONG Horizon Sans Frontières muy lu ñu fas yéene waxtaanee rapatriement sunu ndaw ya ne ca Espagne te ñu dugg fa ci anam gi ñu tere. donte xamaguñu lan la. mais bi li ñuy foog bu dee moom la dina doon njuumte gu am solo ci wàllu politique bitim réew bu Sénégal. bu ñu fàttali ndaw ñooñu nga xam ne ñu nekk Espagne ci nekk boo xam ne jaaduwul. jalgati wuñu au contraire la ñu leen téye yoo xamante ni bi waa Espagne soxlawuñu leen ci wàllu travail. non
Mohamed xam nga ci camp yooyu ñu nekk ay Sénégalais dong ñoo fa nekk. bari na ay Africains yoo fa nekk ñun ëppale wuñu fa nekkuñu fa majorité. mais même parmi ña fa nekk am na ay doomu Sénégal yoo xam bu ñu leen dee laaj fu ngeen dëkk ñoom dañu naan dëkkuñu Sénégal. uniquement pour xam nañu ni wala njortoon nañu ni bis bu amee réew muy nangu ñu rapatrier ña fa ne ba noppi Sénégal ci lay bokk. xam nga loolu échec lay doon. ba tax na njortu naa ni. échec gi ci Abdoulaye Wade defoon ci atum 2006. kaddu yi dëgguwul yi ci am. projet yi ñu fi diggoon ndaw ñi muy ay REVA ak nangam te tey boo demee li ci gën a garaaw tey plan REVA bi nekkoon jilaax ñu def ko fa. ay espagnol ñoo koy exploité. dafa exploité ay jigéen di leen liggéeylu ay journée 2000 ak journée 2500. dafa produire ay junniy tonnes di ko exporté. ndaw ñi gis yëgu ndaw ñi daanaka projet boobu Espagne doon wax moom la financé fii. boppam la ko financeel ay bailleurs de fonds la ko financeel amulu Sénégal daanaka njariñ pratiquement bu dul jigéen a fay daan seen doole benn lu may loolu bu ñu xoolee ndaw ñi nekk foofu tey ay junni lañu mais ay téeméeri ci ñoom ñoo dee ci géej gi. est-ce que duñu bàyyi xel ñooñu tey bu ñu nangoo ñu signer pour rapatrier indi leen fii yow yaa ngi wax politique emploi ba aussi jiite benn conseil présidentiel boo nangoo ñu indi la yeneen chômeurs yu toll ci ay junni mais foo koy jëmale. nañ teg ak espagnol yi loolu leer nañ ñi loo xam ni nguuru Sénégal bu bañee Espagne yoon droit de l'homme mayu leen ñu rapatrier leen ci force. kon daañu ut solution te ñoom ñoo ñu dàq ut solution. kon njort naa ni donte waxaguñu loolu la fi aussi. bu dee loolu la bu ñu ko nangoo dina doon échec gu doy waar ci gouvernement bu Sénégal. débat bi li tax mu agité sax Serigne Saliou Gueye ñu ngi fàttali ko atum 2006 dañu waxoon ne rapatrié woon nañu ay doomu Sénégal waaye jox leen lu jëm ci wàllu accompagnement waaye ñoom bañ leen andee fii 10 000 xaw ma 5 000 lañ leen joxoon ak chandise loolu itam la ñëpp di ragal. effectivement loolu nga xam ne man dama ci am firnde parce que dama mos a dugg ci benn taxe. waa ji di ma wax ne moom dafa vivre situation boobu. te loolu man dama jàppoon ne à l'époque li nga xamoon ne moom lañ sàmmontoon ak ñoom ak la ñuy def par la suite. finalement dafa mujj wooroo. damay jàpp ne bu fekkente ne dañ leen di rapatrier pour man c'est l'échec de la diplomatie sénégalaise. dans la mesure où ñoom dem nañ ba egg Espagne. je crois que en ce moment là. am nañ loo xam ne nii mën nañ ko traiter avec le gouvernement espagnol de sorte que ñooñu. bu ñu leen mënul régulariser aussi je crois que la solution aujourd'hui c'est de ne pas les rapatrier et de les faire venir au pays. Mansour li wax léegi dafa am solo parce que daf ci am yeneen pays yoo xam ne dañ fa nekk te gis nañ ne chaque fois rapatriement te ñoom bu ñëwee dañ koy wax dañ naan pourquoi chaque fois Sénégal ñoom rek. ñooy accepter ñu rapatrier seen doom yi. am na fi ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne ni quand il s'agit de rapatrier ñoom duñu leen laal mais pourquoi chaque fois c'est le Sénégal ñoom ñoo bëgg ñuy rapatrier d'autant plus que nag gouvernement Sénégal bu ñu defoon la ñu war a def. xale yi duñu fi jógee di dem feneen. mais xale yi bu ñu fa jógee risquer seen bakkan romb géej gi ba egg Espagne c'est parce que tout simplement gouvernement Sénégal bii leen bëgg a rapatrier tey ñoom la ñu waroon def à leur endroit ñoom ñoo ko deful. et pour man damay jàpp ne ce sera l'échec de la diplomatie vraiment du Sénégal dans ce dossier-là. diggante Sénégal ak Espagne ñu wax ci njiitalu conseil national artisan au Sénégal yi ñoom nag tàcc nañu rafetlu itam ci koppar gi ñu leen fas yéene jox toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay milliards ci sunu koppar di mbir mi nga xam ne day dugg ci lu jëm ci wàllu résilience économique ak sociale njiitu réew mi sax faf nag daal dinay wax ne faw ñu daal di baral mbir yi ngir artisan yooyu mën ci gis seen bopp. Moussa Niang moo leen a jiite am na ci kàddum ci rotal ñu teewlu ko. ñu war ko jox artisan yi loolu moom dañ ko war a accélérer rek mu nekk suñu ginnaaw loolu moo indi woon ay jiixi jaaxa ci artisan yi beneen bi ñu amoon ay artisan yoo xam ne dañu doon woon ñu ñoom jomuñu lu mat 100 000 te ñu waxoon kenn ku ne 150 000 lay jox séddale bi soo ko exemple tey ji artisan dafa mel dama war a mel kenn du wax nit ñi dem leen inscrire artisan mooy ñu ñu répertorier dans les chambres consulaires ñooñu ñooy artisan ñu détenir de carte professionnelle donc heure boo amee looy séddale fekkee jaar na fi mu war a jaar ñooñu ñoo war a am peut-être liggéey bi ñu waroon liggéey ci répertoire yooyu ci chambre consulaire yooyu moo amul avant muy commencé ne woon nañ ci inscription yi nañ impliquer les artisans dépouillement bi nañ impliquer les artisans su boobaa defe naa du bari woon coow bi donc nag loolu dañ ko war a jeexal képp ñi war a am ñu jox leen li war a am. dañu des ak ba léegi ak njiitul conseil national des artisans du Sénégal moom itam daal dinay àdduwaat ci dogaluk njiitu réew mi moom président de la République ci wax ministre bi ñu dénk wàllug artisanat mu daal di gaaw finaliser gaawal baral liggéey bi soxal stratégie bu yees boobee ñu tekk ngir yokkum secteur bi ni mel di artisanat ci fukki fan ak juróom ci weeru mai gi ñu jëm. Moussa Niang wax na ne lu rafet la waaye mi ngi sàkku ñu boole ci nag acteurs yi nga xam ne ñoo nekk dëggantaan ci mbirum artisanat fii ci même réew du Sénégal su ko defee coow li du ci bari lool ñu wéy di ko teewlu. invité aussi suñu acteur
artisanat yi leader pour ñu am benn taxawaay mooy taxawaay participatif ak taxawaay loolu mu jeex après ñu mettre ko en œuvre parce que aussi secteur la boo xam ne aussi dafa war a ñëw dooleel ci wàllu formation bi ndaw yi mais dooleel ci wàllu emploi ndaw yi résilience bi toll artisanat da ci war a jouer rôle bu mag a mag a mag te pour le développement de ce pays parce que artisanat nag dafay laal ci pàcc yu bare mbay mi da ciy laal pêche bi da ciy laal wàllu élevage bi da ciy laal parce que mënoo am ay produits te boo ko transformé wàllu société minière yi da ciy laal donc artisanat pratiquement secteur bu transversal la su ma ko toolee dafa naa mën na jur emploi yu bari. emploi yooyee sax mu wax lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci sunu koppar la njiiti réew mi fas yéene daal di génne ngir xeex ñàkkum xëy mi en tout cas fii ci mim réew di Sénégal xibaar bi ne mel nag xaw na jaaxal lool ki xelam màcc jëm ci wàllu koom di docteur Khadim Bamba Diagne nee na du état moom mooy créer ay emploi waaye état dafa war a créer conditions yi tax nit ñi mën a am xëy en tout cas ci mim réew di Sénégal bokk na ci dooleel sax lu jëm ci entreprise yi ne ci mim réew ba ci sax itam gën a yëngatu ci politique fiscale bi ak yeneen i mbir su ko defee ndaw ñi dootuñu jooy li ni mel dana ko ci teewlu moom docteur Khadim Bamba Diagne ci ay leeral ci espace boo xamante ni y a plus de 400 millions de consommateurs donc bis bu ñu fexee ba am ay entreprises yoo xamante ni au lieu que ñuy produire simplement pour le Sénégal mais dañuy produire pour les 400 millions loolu entreprise yooyu dina mën a recruter ñu am doole entreprise yooyu nag pour nga capter leen il faut nga jouer ci sa démocratie nga am démocratie bu baax il faut que nga am environnement des affaires aussi bu baax il faut nga am énergie sa courant doy ba pare bañ a cher il faut que sa fiscalité aussi bañ a cher ndax da nga nekk en concurrence ak yeneen dëkk yow yaa war a fexe yan stratégie nga jël ba capter investisseurs yooyu. dañu des ak ba léegi ki xelam màcc jëm ci wàllu koom di docteur Khadim Bamba Diagne àdduna itam ci kàddu njiitu réew mi wax ne Sénégal jamono ji ñu ngi séntu wala nee na noonu ci ba noppi lu toll ci taux de croissance bi benn taftal juróom-ñeent li ne mel nag dina jafe lool ci bu ñu xamee ne réew mi la di Sénégal dafa ñàkkoon lu toll ci ñeent ci ay poñ ci en tout cas ci économie am waaye itam lu jëm ci sunuk li nu amel ci ay bor mi ngi toll ci boo koy xayma téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi mu doon ak jafe-jafe gu Sénégal di jëm ci wàllu dund ci wàllu koom loolu itam mënuñu ñuy wax benn yoon taux de croissance bi nu mën a xayma ci 1,9 docteur Khadim Bamba Diagne moo ni xam ne ñu wéy di ko teewlu. li ñu gën a sonal mooy dañoo egg ci taux d'endettement boo xamante ne léegi mu laal 70% te dans la zone UEMOA dañu ne benn état warul dépasser 70% d'endettement léegi ñun egg nañ ñu ngi ci presque 67,2% ñu ngi laal 70% yi loolu boo nekkee ci moment yu métti yooyu mënatoo am xaalis bitim réew sa économie produirul xaalis xam nga loolu day métti ba pare nga bëgg a changer complètement sa li nga waxoon moom ngay def au mois de décembre parce que bu ñu war a génne 150 milliards état bi waxuñu lan lay bàyyi. mettre en place une politique économique c'est des choix bi mooy lan damay bàyyi lii def lii. Hadj Mansour 450 milliards yu ñu fas yéene dugalaat ci mbir mi bokkul ak yeneen agence ñu fi tegoon ak koppar gi ñu ci dugalaat est-ce que jotul ñu déglu ñi seen xel màcc jëm seen wàllu koom xëy na ngir jàppandal ci wàllu xëy. Mohamed ku am xam-xam buy wax da ngay gis woyof teg kaddu ñuy wax te xew ñu xam-xam wala ñuy wax ni mu leen neexee wala ñuy xeeb askan wi di plëf booy xool Cheikh Bamba Diagne da ngay kontaan bu fekkee da nga logique bu fekkee da nga dëggu c'est-à-dire que bu ñu ne dañuy génne 150 milliards. xaalis boobu wittewuñu ko ci ay garab dañ koy génnee ci budget réew mi fu mu nekkoon ñu ñoqatee ko fa foofu ñu ko ñoqatee fan la dafa am wax yoo xam ni c'est-à-dire que mooy ni ñuy digg nit ñi ndaw ñi daañu lay jox liggéey daañu génne lii daañu def financement bi ok fan ngay jëlee xaalis bi alors bi ci des ñuy wax wàllu croissance Sénégal ni relance économique alors que yow mu ngi mel ni dafa yomba lijjanti yow booy leb banque da lay lijjanti ni la yow sa salaire ñaata la 100 000 francs donc mënuñu laa lebal dañuy jël sa salaire daf ko ñett mënuñu laa lebal sa li nga xam ni buñ la fayee ko fin du mois mu nekk sa xaaju salaire au moins lu mu bëri bu ñu defee sa salaire ñett benn bi dong la ñu mën a jël Sénégal nag dafa dem ba li mu gàddu war koo fay egg na ci 67,2%. donc dépassé na limite bi ñu yemaloon réew yi nekk ci UEMOA borom xam-xam mooy wax noonu donc nga gis ñun dañu bokk ci réew yi gën a sëngeem ci wàllu économique wàllu concurrence bi mu wax muy premier élément bi mais effectivement tey boo xoolee plateau bi ñu taxaw nii benn Sénégalais moo ko defar ci wàllu artisanat laa lay wax ak yi nga xam ne mooy entreprise yi ñu war a dooleel mais tey ki ko defar
ak ay moromam yu bëri yu mel ni ñoom tey est-ce que reconnaître nañu leen ba ñu jël lii nii tey am sañ-sañu yóbbu ko à l'étranger présenté ko fa pour jaay ko yeneen télévision yu nekk bitim réew. non eggaguñu fa parce que ba léegi dañu des di xeeb suñu ay produits ci wàllu compétitivité. loolu effectivement borom xam-xam buy wax da ngay xam ne Sénégal dëgg-dëgg li ëpp ci kàddu yi ci ñu nekk ci géopolitique bi ay naxaate la mais en réalité mooy bouger guñu ngir génne réew mi ci wàllu ndóol dans ce cas nag faaw ñu respecter petites et moyennes entreprises kenn ku nekk la nga nekk nga bañ ci xaar gouvernement comme artisan yi sànq xëy na commenté wuñu ko mais côté boobu laa leen doon woo ñoom am nañu métier am nañu xam-xam li ñuy defar la Sénégalais yi soxla nañ fexe ba defar qualité pour ñu koy consommer ñoom amoon nañu chance di dem ci ay foire ay Dubaï ak faneen nañu continuer li ñu doon def bu leen kenn protégé wul ñu jéem a defal seen bopp parce que métier bi ñu am mooy xam-xam bi. sëñ Saliou Gueye état kat nee nañ ko kaay du yow yaay créer emploi waaye dañ lay invité nga daal di créer conditions yi war ngir emploi gën a mën a yomb ci ndaw ñi Sénégal. xam nga foofu la pôle emploi foofu la amee sens bu fekkente ne au sens français du terme parce que bu fekkente dafa wax ne pôle emploi état bi dafay signer avec le secteur privé ba pare teg leen yenn conditions yi 450 milliards bu fekkente ne structure de financement yi fi nekkoon ay DER ay FONGIP ay ADPME bu fekkee ne ñooñu lañ ko war a joxaat jàpp naa ne duñu am benn résultat baax parce que ñooñu depuis 2012 2013 ba léegi ñi ngi fi te gis nañ résultat bi fi nga xam ne moom la aboutir tey li ñu waroon def comme ni ko Cheikh Bamba Diagne waxee léegi dañu war a dooleel secteur privé bi te man foofu laa gisee paradoxe bi ci Macky parce que su fekkente ne yow da nga ne da nga bëgg a créer emploi et en même temps ñi yore fii emploi yi yow yaa ngi démanteler seeni entreprise je prends par exemple le cas de quelqu'un comme Baratal imaginez l'entreprise de Baratal dañ ko démanteler complètement au point que Baratal mënatul am benn marché sur le plan public je prends même le cas de Bougane Dany avec le mobile transfert tey bu ma déggee Bougane mu naan chiffre d'affaires bi nga xam ne moom la mobile transfert bi doon def ak ñaata emploi moom la créé woon mais bu fekkee ne yow loolu tam da nga ko démanteler nga bëgg a xëy ne da nga bëgg a créer emploi et en même temps yaa ngi détruire ay emploi li nga waroon kay mooy ñooñu boo leen ca fekkee nga signé ak ñoom nga ne leen dinaa leen doole seen entreprise mais il faut ngeen jëlal ma xale yi temps et il faut en faire étant gis nga su boobaa li nga soxla ci emploi yëpp secteur privé bi dañ la ko régler mais tant que yow état yaa bëgg wut say structure de financement te yu ci bari nag clientélisme politique la ñenn ñi kaay ma lu ci bari nag ñooñu ngay gis ñuy nekk ci deereeg yooyu ña fa nekk ci biir seen charte yi sax may leen ñoom ñuy leb ci xaalis bi mais ñoom ñu seen wàll bu ñu ci bëri dañoo leb ci xaalis bi te duñu fay te loolu dama ko dégg ci koo xamee ne dafa nekkoon structure de financement mu ne am na ñoo xam ne ay 100 millions la ñuy leb te du mujj fenn léegi nag état bi su fekkee ne dafa bëgg xaalis bi opérationnel d'abord ni ko xam Xaadim waxee fan la ñuy tibbee xaalis boobu parce que ñun tey mënatuñoo leb fenn Moody's noté na Sénégal B3 mooy Sénégal daanaka bu ko kenn lebal parce que bu lebee day am ay jafe-jafe donc ñun mënatuñoo leb fenn baaluñu ñu suñuy bor donc état bi fan lay mën a coppati fii ba am 450 milliards yoo xam ne même tey loolu su amoon man dama koy recommander mu dem ci ñi nga xam ñoo nekk ci privé bi signanteeg ñoom su boobaa nag teg leen yenn conditions yi aussi bu boobaa di nga gis ne nit ñi dañu am ay résultats parce que ñooñu déjà ay entrepreneur lañ dañu yore seen entreprise muy dox donc ñooñu loolu jaaxalu leen mais su fekkee ne yow yaa bëgg a jël ne da nga koy dugalaat ci structure de financement yi ay DER ak ay fonds yooyu nga xamante ne ils ont vraiment montré leur limite résultat bi ñuy am pendant 7 ans moom la ñuy amaat 3 ans yi mujj yi. te du sotti. ñu wax ci leneen koor gi xam ngeen ne léegi ñu daal di ci tabbi bëriwaana nag ci programme télé yi dañ ci amal ay plateau yu am solo ay plateau religieux yu ñuy dalalee ay jàngkat wala ay waxtaanukat yu tukki ci ëttu këru diine yi ni ki tey nag ngir gën a joyanti li ne mel CNRA ak association bi ñu duppee AIS association islamique pour servir le soufisme daan na nuy amal ak janag wetasur xibaar yi di woowaat bu baax a baax télévision yi ci ñu joyanti waat plateau yi ni mel ndax li ñu doon seetlu mooy ñu ngi da ngay invité benn tarixa muy mel ni luy ŋàññi weneen wa te loolu Sénégal ñu ne xaju fii te ñun ñëpp ñoo nekk benn ci noonu daal la ñu amalee ak jotaay wu yaatu ngir waxtaan teeg askan wi laay ci biir itam ñi yor programme ak télé yi Ndeye Khady Diouf moo ñu fa teewaloon. lu yées ayu bés moo des ci ñu tàmbale koor gi tax ba conseil national bi yëngu ci régulation audiovisuelle di artu bëggatul gis ci benn plateau télé wala rajo ñu cay diingat benn kilifa diine. ndax plateau bu ñu waxee diine di wax l'islam mu jur mbiicoo ak mbaalo ñun dañ ciy waaru. am na sax ñu ma dégg ñu dañu xeex ci gàllankoor cër bële. ñu ngi xeex suba teel ndax sama sëriñ lii sama sëriñ laa mel ni ay champion yu nekk ci benn ring lañ. te ñoo xam ne ñi nag ñun ñëpp ñu ngi foon xam seen histoire. ñu bëggante gise daje. ngir loolee mën a antu nag CNRA ak AIS di sàkku. nañ fexe dem jege comité scientifique yi nekk ci biir kër mag ñi
loolu jàpp naa ne ñooñu télévision bu ñu dem jege leen ñu jox leen élément dañ leen jox koo xam ne bu ñëwee ci télé bu waxtaanee insha allah rabbi du indi dënd bu tàng du indi coow du indi dara. Pourquoi pas sur le même plateau avoir plusieurs sensibilités religieuses. ci li ñu dëtmal AIS fas yéene naa amaluk nemmeeku ci xalif généraux yi CNRA moom di xamle ne du yàgg dara dina àddu ci anam gi ñuy tëggee sketch yi jamonoy koor. naam tere nañu Haj Mansour waaye teg nañu beneen solution ci wet gi mooy pourquoi pas télé yi boole bokkandoo plateau ëtt këru diine yi ku ci doon ku ne di waxtaanee mag ñi solo sunu amoon en tout cas ci seenu nekkin ak demalante beeg dikkalante bi ngi doon amal. vraiment man ànd na ak CNRA ci position boobu ñu taxaw bu fekkee dañ ko teg rek ci yoon ba ñu singali kenn wala wata tax genn wet. je suis très clair nag bu fekkee singalewuñu kenn parce que CNRA mooy CNRA mais bu fekkee décision bi ñu jël wax ko man ànd naa ci parce que boo jàngee diine nga jàng mag ñi li ñu bind man bu may seetaan télé ci plateau yu bëri yenn saa yi damay lox damay tiit parce que dama naan kii di mbubboo tarixa bi est-ce que jàng na ki moom tarixa bi li mu bind souvent itam ñu jël benn xasida benn mag mais falsifié ko ni mu leen neexee man dama jàng arab xam naa bu baax li may wax souvent moo tax man sawaruma bokk ci plateau yooyu parce que da ngay gêné wu man ànd naa bu baax ci décision boobu ñu recadré waat ko mais surtout ci wàllu animation yi aussi ñu jël ñoo xam ne jàng nañu encadré leen ak benn présentateur boo xam ni xëy na présentateur émission la bu ñu boolee ki jàng ak ki présenté émission bi ki jàng itam nekk co-animateur dina man di orienté waale yenn yi mais bu fekkee yow muy animé di poser ay questions yàlla xam ne bu ñu jàngee benn bayit wamaa sax doo xam lu muy signifier ça pose problème léegi bu ko defee nga invité kenn koo xam ni li muy bàyyi xel mooy sëñ Saliou Guèye mu koy fi tasu Mouhamed Diop mi ko mën a woo téléphone félicité ko ñu génn nekk ay star ci ramadan bi pour liñ ci mën a am yaa xëyti mu laa na delloo si waatal li amoon daaw ak daaw jéeg ci plateau yi kenn ku ne boo ko invité nga xool li muy wax ci sëriñam nga dem jëli mbindum sëriñam ñëw teg ko bu ñu jàngee di waxtaane mag ñi nañ jël téere yi mag ñi bind li Cheikh Sidi Hadji Malick bind ci Xantatul Murid li mu bind ci Taysir li mu bind ci Nuuniya li mu bind ci Miimiya doy na sëkk li Cheikh Amadou Khadim bind ci Tazawudu Subaan Tazawudu Siqaar te waxu Nafis doy na sëkk Baye Niass li mu bind ci Kibritul Ahmar mënuñu koo jeexal nañu wax njàngale mag ñi te bàyyi mag ñi ñuy fésal ci bàkkoo ngir sa diili bopp te mag moomu nëbbatu nit ñi ak bët yi wane yàlla ak yonente bi ba liggéey fii li ñu fi liggéey mag ñi amuñu woon jot ndax gëstu nga ak bind ay téere mag ñi boo génnee fan yi ñu dund ak li ñu bind ci ay téere nga xam ne amuñu woon temps teg diil ak di def vraiment loo xam ni jaar man je suis parfaitement d'accord ñu recadré waat débat yi kenn ku nekk def sa émission ci façon boo xam ni da ngay respecté diine respecté xam-xam respecté tarixa yi. mu doon kaddu yu am solo El Hadj Mamadou Mansour Diop sëñ Saliou Guèye sa xalaat ak gis-gis par rapport ak. man de vraiment comme li ko Mansour waxee je soutiens la décision du CNRA su fekkente ne rek vraiment pour tëddee njaaxanaay la xam nga souvent man damay jàpp ne ñiy animé plateau yu koor yi dañuy am même un problème d'orientation thématique. parce que ci koor lañ nekk il faut nga wax nit ñi solo koor lan la c'est-à-dire li ngay wax yëpp ci koor gi la war a jëm mais pas sur des personnes parce que ñooñu ngay valoriser ñooñu dafa am loo xam ne aussi ci diine ji dafa am lu bari loo xam parce que ñooñu daawuñu wax sax seen bopp seen humilité may leen ñoom ñuy toog di wax seen bopp lépp lu ñu mës a wax ci alxuraan la yonent bu tedd bi ak yàlla ñoom ci yooyu la ñuy wax donc ñi nga xamante ne ñooy nekk ci plateau yi je crois que dañu war a réorienter waat seen discours vraiment gën a gindi nit ñi ci solo score mais doo ñëw c'est-à-dire tu fais encore l'éloge par exemple koo xam ne nii moo jiite tarixa bi def na li parce que discours yooyu Mohamed je crois que dégg nañ ko fi ba tàyyi ñun xam nañ ku ci nekk c'est-à-dire ñu nekk tarixa yi lépp lu ñu fi def lu baax je crois que Sénégalais yi xam nañ ko donc tey ñun lu ñu gën a soxla mooy ñoom li ñu bind ci seen i téere gars yi defal ñu exégèse bi tojal ñu li nekk ci biir téere yi loo xamante ne ñun waaw ñun danañ ko mën a lekk ba sunu biir fees voilà. jërëjëf Serigne Saliou Guèye am na solo jërëjëf itam El Hadj Mamadou Mansour Diop yéen itam mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci kóolute gi ak taamu gi ak safoo gi ci Sen TV chaîne leader ngir di fi taataan xibaar wéy leen di topp yooyu li xibaar kon ci actunet.net lu may loolu itam ñu ngi leen di ñaanal paraanu jàmm ci di ko sàkk ci yéen